bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi ñu ngi leen di delloo nuyoo di leen wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw mën nañu wax ne xaaroon nañ ko ngir xam gu nu xam sunu assemblée nationale ni mu bindoo ñaareel bi it xam gu nu xam réew mi boppam li ko tënk xawoon naa ci junju keroog ñetti yëf ci sunu première émission bu njëkk ba mooy Sénégal dafa ratifié ay convention yu bëri yu national et international convention yooyu mën nañ cee tudd lu mel ni ki stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre ngeen di ko tuddee SNEG nga xam ne mu ngi nekk période bi ñu ci toll nii mu ngi commencé 2016 war a jeex 2026 te actuellement ñu ngi ci 2022 la ñu door a commencé. kon donc programme boobu dafa dugal ci biiram lu ñuy tuddee genre mooy base bi nga xam ne ci lañ tabax LGBT. comme nag loolu lu leer la ne Sénégal daf ko ratifié il faut mu respecter ko loolu muy benn ñaareel bi mooy sunu article boobu nga xam ne moom la ñuy làqutoo muy article 319 alinéa 3 ci sunu code pénal fa la ñuy làqutu ñoom di wax ne pénaliser nañu ngóor jigéen boo xoolee article boobu ñu ngi koy delloo ba 1966 yii nag nga xam ne ñoo ko mujj nekk ay convention internationale ñoom ñu ngi ci biiram kon donc yii dañoo folli yee te dañuy wax ne sunu code pénal lu ci waroo ak sunuy convention yi nga xam ne dañ ko signé à l'échelle internationale régionale su boobaa yooyu ñooy tiim sunu article boobu ñuy tuddee 1966 moo tax booba benn tuddul nommément góor jigéen ñaareel bi ñem wuñ ko fa tudd ndax buñ ko fa tuddoon dañuy xotti convention yi yëpp loolu ñoom seen xelatu ko moo tax ñun leeroon nañu ne fii rek la ñuy mën a jaar ci biir loolu nag alhamdulilahi rabbil alamin liñ ci doon séentu ci ndam am nañ ko ci mooy population bi yeewu gën a yaatal seeni gëstu ba mën a xam seen réew fi ñu ko tabax ba mën a xam li tënk seeni njiit ñoom ak convention yi nga xam ne ñu ngi koy signé ci seen tur ci biti te dëppoowul ak seen diine dëppoowul ak seen aada yooyu yëpp tey proposition de loi bi feeñal na ko proposition de loi bi nee nañu rejeté nañ ko loolu ñun séentu woon nañ ko bu baax ci Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne dafa am majorité mécanique ci assemblée nationale séentu woon nañ ko waaye ñoom ñi ko rejeté ñoom amuñu sañ-sañu rejeté proposition de loi boo xam ne remplir na conditions yi nga xam ne yëpp moom lañ ko laajoon ñaari condition dong la benn bi mooy ndax proposition de loi bii ñëwul contradictoire ak sunu code bii nga xam ne moom la ñuy wax muy constitution nationale bi dañuy wax ne déedéet daf fi fekk article 319 alinéa 3 du code pénal
ñun sàkkuwuñu ne nañ dindi article bi dañu sàkku ne nañ ko modifier comme ni mbootaayu jigéen ñi sàkkoo woon ne nañu modifier code bi wax ci wàllu viol maanaam article bi wax ci wàllu viol dañ leen ko nanguloon comme ni président de la république dégloo woon sàmm yi ñu tawat na càcc gi dafa bëri ci jur gi dañu bëgg loi bi wax ci wàllu càccum jur gi ñu gën ko dagal gën ko teeŋal criminaliser ko waaw peine bi ëpp fukki at jëm kaw loola président daf ko daal def ci saa sa baatu criminalisation la jëfandikoo donc Sénégal ñu ngi criminaliser ay article maanaam ay loi yoo xam ne dañu basé wu woon ci code pénal lu réew mi la ci gën a yéeme sax mooy li nga xam ne moom la ñuy tuddee tey le terrorisme nga xam ne dañu fay xëy rek criminaliser ko te mosu ñoo gis ab terroriste ci réew mi buñ ne bii dafa taal kër wala dafa rey nit wala dafa jam nit wala sax dafa dóor nit mosu ko gis ci réew mi xëy indi loi yu sévère criminaliser ko victimiser ci ay nit ci loo xam ne mosul am ci réew mi donc yooyu yëpp bu amee le peuple sénégalais jóg gis ne ngóor jigéen gi kat jël na ampleur bu doy waar xam naa ne ampleur bi jël yéen a ma ko gën a xam bu baax su fekkente ne émission bi xañ na ci da ngeen may rek ma feeñal ci tuuti lu mel ni ki li ñuy tuddee la protection des individus contre la violence loolu état yi yëpp dañuy wax ne les états doivent protéger les personnes LGBTI contre la violence, la torture, les mauvais traitements, y compris en prenant les mesures suivantes mesures yi nag ñoo ñu tax a jóg maanaam bi ci jiitu dañ ne képp koo xam ne ab état la bu signé ratifié convention yi ñu waxoon ne moom la Nations Unies tëral ci wàllu LGBT ci wàllu ngóor jigéen daal ci gàttal pour nag ñu gàttal ak jigéen góor état yi ko signé dafa wareef la ci ñoom ñuy enquêter maanaam di lañ bët pour suivre di xañtu en justice di xañtu ci wàllu justice et assurer des réparations aux victimes en cas d'acte de violence, de torture, de mauvais traitement, à l'encontre des adultes, adolescents et enfants LGBT. xam nga lii moom dara gënu ko leer ci wolof mooy état yi yëpp dañu war di gëstu di lañ bët di suivre di xañtu di topp ci yoon mboolem ñi nga xam ne dañuy jóg pour ne nañ teg coono ay mag ñu tànn nekk góor jigéen wala ay guney bukki yu tànn nekk góor jigéen suñu ne adulte waxaat adolescent adulte mooy mag ñi adolescent mooy guney bukki yi kon gis nga loi bi maanaam lu doy waar la day wane ne même suñuy guney bukki nga xam ne ñoroguñ am nañ sañ-sañu nekk ay góor jigéen li ci gën a yéeme nag mooy ay enfant LGBT xale yu ndaw yi suñu bëggee nekk ay góor jigéen am nañ ci sañ-sañ actuellement te lii yëpp dañ ko ratifié malheureusement comme nag dañ ko ratifié dañ koy respecté loolu muy benn ñaareel bi dañuy wax ci biir fii ne renforcer les efforts pour prévenir suivre signaler de tels actes de violence maanaam képp koo xam ne jóg na def acte de violence ci góor jigéen ñii wala jigéen góor ñii war nañu renforcer bu baax effort yi nga xam ne moom la ñuy tëral ci suñuy réew pour mën a aar LGBT yi suivre signaler ñi nga xam ne ñoo leen di teg acte yooyu lii boo ko signé LGBT lay wax mu leer nañ jigéen góor góor jigéen naka ngay mën a nangoo loi buy ñëw ne nañ criminaliser acte bi wala problème yemuñu foofu waaye dañ ne beneen chapitre dañ fay wax ne
intégrer l'homosexualité et la transphobie en tant que facteur aggravant dans les lois contre les crimes de haine et les discours de haine. gis ngeen ni lii ñuy wax nii sax ñun fii ci Sénégal discours de haine lañ ko tuddee dañu ci war a topp ci yoon. naka ngay mën a signer ratifier article buy wax ju mel nii ne ñiy wax sax ci wàllu ngóor jigéen seen discours yooyu discours nooneel la ëmb nooneel la dañ leen ci war a topp ci yoon. Encore reconnaître que la persécution d'une personne parce qu'elle est perçue comme LGBT dañ bàyyi xel yu baax ñun dañu war a reconnaître ne méttital nit koo xam ne la tax ñu koy méttital ñu ne lan la ñu ne parce que dafa nekk LGBT loolu war na mën a ubbil góor jigéen boobu yoon boo xam ne dañ koy considérer comme motif ci persécution boobu bu valable kenn bañ ko barrer la route mu tànn réew mu ko neex mu def exil loolu dañ leen ko ubbil comme yoon waaye itam protection des individus contre la discrimination bu ci lañ moom la ñuy leeral nii ne interdire la discrimination à l'égard des adultes des adolescents et des enfants LGBT lépp luy xeetoo bodd ko wante naan kii góor jigéen la jigéen góor la ñoom dañu signé ne loolu moom dañ koy dàq ci seeni réew. Assurer la reconnaissance légale bii nag moom a ci gënoon a yitteel assurer la reconnaissance légale de l'identité de genre des personnes transgenres sans exigence et conditions abusives lii nag ñu ne lutter contre les préjugés kooku toppee day bëri xam naa xaw ma seen jëm nu mel waaye daal dañ leen a war a assurer reconnaissance nangu ne góor jigéen ñi jigéen góor ñi mag ñaag gunóy bukki yaag yëpp xale yi tuuti yi ñoom ñëpp dañ leen a war a jox reconnaissance ci loolu ñu tànn pour nekk ay LGBT xeex ak képp koo xam ne nag dafa jóg pour gàllankoor leen ci seen bëgg-bëgg boobu waaye lii naka nga koy signé wëlbatikuwaat ñu gaaral la benn proposition de loi buy criminaliser homosexualité nga di ko nam moo tax man ñun lii lañ séentu woon xamoon nañ ne ñoom duñu ko signé waaye nag dafa am solo topp leen ci bañ ñëpp xam ne ñii duñu ko signé te lii moo tax mënuñ ko signé. seen plan d'action wala laataa ñëw ci plan d'action bi. est-ce que li nga lim nii yëpp article 319 tam prévoir woon ko ndax ñoom nee nañu loolu yëpp ma nga ca biir ndax loolu wax ju wax la wax ju waxu la. déedéet du wax ju waxu parce que bu nekkoon ci biir article 319 ñu ne pénaliser nañ góor jigéen nit ki naka nga koy pénaliser wëlbatikuwaat jox ko reconnaissance contradiction muy benn nit ki naka nga koy pénaliser ci benn acte reconnaître acte ba non seulement reconnaître acte ba waaye ne ko dama la ciy prévenir dama la ciy protéger te lii ñoom dañ ko signé yamuñ fii de gannaaw buñ ko signé ba pare dañoo am leneen loo xam ne moo ci tegeewaat gën caareelu mooy li ñuy tuddee benn agenda bu doy waar la muy PGA PGA bi comme yéen ay intellectuels yéen ay ndaw ngeen ñuy gëstu doon na ma neex lool bu ngeen fi jógee ngeen dem jël document bi ci internet bi xool ko bu baax lan mooy PGA action parlementaire globale lu mat 1350 législateurs ñoo ci nekk ci suñ biir assemblée bi am na ci ay législateurs yu nekk membre ci PGA waaw waxoon naa ne buñ ci àggee danañ ko wax àgg buñ ci danañ mën nañ ci wax rek ne président bi nga xam ne moo jiite assemblée nationale membre la ci PGA. ci biir PGA ci biir PGA ci biir 1350 législateurs yi kenn la ci moom. ngóor soosu ngeen déggoon muy jóg di coow naan Jibril War xaw ma nangam kenn la ci membre ñu yemaale foofu rek ba ñu xabaabal PGA bi lu mat 118 pays ñoo ko constitué Sénégal bi benn la ca PGA dafa am benn organe bu ñuy tuddee EPU ñu ngi ko établir ci résolution wu 60
251 de l'Assemblée générale des Nations Unies résolution boobu ñu ngi ko adopté le 15 mars 2006 donc EPI boobu lu ko tax lan mooy EPI bala ñoo def dara wala lan lañ ko chargé moom organe boobu mooy procéder ay examen périodique universel gis nga yenn waxoon mais ratifié nañ ko de mais dañu tëral benn examen bu ñu koy def par at mu jot danañ jël lu mu tuuti lu mat 40 pays defal leen examen comme ni ngay jàngalee ay élèves ay étudiants ba seen période bi ñu war a def njàng bi jeex nga defal leen examen noonu la ñuy defal suñu pays moo tax ci examen périodique yi ba fa Madior Fall nagate suñu Ismaïla Madior Fall mu ngi ci biir YouTube bi na dangaaral bañ ko laajee ne ko waaw examen la dañ lay laaj benn nga tontu li nga tontu jaar yoon ñëwee la marhaban way laa nga tontu la nga tontu jaarul yoon ñu sanctionné la voilà moo tax biñ ko laajee moom ministre boobu ministre boobu góor jigéen da ngeen ko pénaliser ci Sénégal mu ne non amul benn article buy wax ne nañ teg kenn góor jigéen voilà suñu ministre boo xam ne yoroon na fi wàllu gis-gis ci biir PU boobu am na ca seneen soxna soo xam ne moom itam bi ñuy defal examen Sénégal te war na fa bi ñu ko laajee daf ne amul benn article xam nga loolu leer na boo xam ne dafay teg pen ay góor jigéen maanaam Sénégal amul loi buy interdire góor jigéen. li ci njiital réew mi Macky Sall wax nag. ndax moo gën a doy waar sax. boobu tam doyu leen. déedéet xam nga dafa wax ñaari wax. dafa wax ak waa réew mi ci wolof. dem bitim réew wax ak ñoom ci français. lim wax ne fii duñ fi mos a daganal góor jigéen xam nga loolu la wax mu dugg ci suñu nopp yi waaye ñun dañ ko tontu ci saa ne ko président sàkkuwuñ ci yow pour nga daganal góor jigéen wala nga ñàkk koo daganal. li ñu wax mooy sunu doom yi yéen a ngi leen di def ay lesbiennes ci jigéen yi góor ñi yéen a ngi ay góor jigéen li nu sàkk mooy ñu criminaliser acte bi yokk peine bi ñun loolu lañ sàkk waaye nekkuñ fi naan danañ ko daganal wala duñ ko daganal yow wax nga ne daganal ba pare am na i télé yéen a moom gën a xam yéen ñi liggéey ci wàllum journalisme ba mu fa demee ca France ndaw sa laaj ko xam naa daanaka moromu doomam la ne ko ndax am ngeen foofa ca Sénégal ay góor jigéen daf na bi am nañu ay góor jigéen ci foofu yëpp fa Sénégal mu ne ko am ngeen ay góor mu ne ko am nañu ay góor jigéen loolu président moo ko wax muy benn ndaw si laaj ko ne ko ndax am nañu droit de réunir ndax am nañu droit de manifester mu ne ils sont libres ndaw si laajaat ko mu ne ils sont libres de le faire loolu mooy yaakaar naa ñun ñu jàngul tubaab sax xam na bu ñu ko déggee xam la mu wax am nañ sañ-sañ ci def ko voilà le président de la république moo waxoon fii ne duñ ko mos a légaliser moo dem fee reconnaître ne am nañu ay góor jigéen am nañu sañ-sañ ci def ay réunion am nañu sañ-sañ ci def ay manifestation te kenn du leen teg benn coono ndaw si ne ko mbaa duñ leen bundu xataal mu ne ak ci gouvernement day déedéet voilà duñ ko mos a amal gouvernement loolu légalisation la. te mënuñ koy ñàkk légaliser nag ngir yii ma la wax. très bien gis nañu ne légaliser wuñ ko wala rejeté nañ projet de loi bi muy jéego bu njëkk bi. léegi ñaareelu jéego bi yéen ànd sàmm jikko yi ndax waxtaan ngeen. voilà incha allahu gannaaw suba ci dimanche bi ñu ngi war a am benn rencontre d'évaluation boo xam ne danañu taxaw xoolaat rejet bi ndax jaar na yoon wala jaar ñun ñëpp xam nañ ne jaarul yoon. ñi ko rejeté amuñu sañ-sañu rejeté ko loi bi dafa am benn procédure normale boo xam daf ko war a topp suivre ba ak si waat ci assemblée ñoom lañ leen santoon du rejeté wala ñàkk rejeté lañ leen santoon mooy xoolal leen ñu proposition de loi bi jaar na yoon wala jaar ñoom loolu képp ci lañ waroon a yem buñ ko xoolee gis na jaar na yoon ñu ne kon nag jàllale ko ci loxol président de la république bu mu paasee ci loxol président de la république fukki fan waru ko fa paase
moom it amul sañ-sañu nekk ba naan nañ ko dindi wala duñ ko déedéet am na nag sañ-sañu xool ko am ci ay gendeekom wa àggee leen ko te projet de loi bi proposition de loi bi dafa war a dellu si waat assemblée nationale ñu def plénière procédure boobu incha allah ñun danañ ko toppal ñoom ci kàttanu yàlla ak ndimbalam. ay kàddu jim na démb ne association sàmm jikko yi ne ñooñu ay sëriñ lañu wala ak ay kilifa diine yoo amul liggéey bi ngeen déggee loolu lu mu leen def njëkk. waaw dafa ñu reeloo lool ndax diverti wóor mooy ñi ma xam man ci ànd sàmm jikko yi ñoom ñëpp ay responsable lañ benn ay véritable patriote lañu dañu sax ay patriote yu ndaw ñu bëgg seen réew lañu ñu daan seen doole lañu xeetu profession bu nekk nag mu ngi ci biir ñu ay jàngalekat lañu ñu ay borom métier lañu ñu ay cadre supérieur lañu ku sa xel daj rek ci couche sociale yi ñu ngi ci biir ànd sàmm jikko yi moo tax bi mu ne ñooñu amuñu liggéey dama ne xanaa ma yaakaar ne ki ko wax dafa naax rek waaye ñi ko wax ñëpp ay yarkat lañu yi ci gën a bëri ay sëriñ daara lañ yor seeni daara di bay di jàngale ñi di def commerce ci gàttal kon amuñu liggéey moom yàpp wax ji yàqu la ñeneen ñi tam jóg nañ ay kàddu jóg ni proposition de loi bi jaarul ci yoon ña ko tëgg ñan la ak yéen fu ngeen basé. waaw xam nga nee naa la ci biir ànd sàmm jikko yi dafa am ay nit ñoo xam ne ay nit ñu seen spécialité loi rek la ñoom ñoo tëgg loi bi bokk kook ay député ci biir dafa am ay député xool ko bu baax jàngat ko bu baax xool ko ci wàllu loi ak ni ñuy légiférer loi ak ni ñuy tëralee ay proposition de loi ba mu leer leen ne jaar na yoon moo tax ñoom bañ ko tiimee nee nañ loi bi moom maanaam proposition de loi bi kenn amul lañ ci wax waaw ñoom bureau de l'Assemblée nationale ñoom loolu lañ wax ñoom amuñu luñ mën a wax ci proposition de loi bi ñi ci biti nag di wax lu leen neex ñoom dañ leen bàyyi wax lu leen neex nit ñi moom am nañ sañ-sañu wax lu leen neex. li yëpp am na ndax tiit jot ci réew mi fi mu toll nii. voilà man damay jàpp ne tiit jot na te réew mi dinañ gën a xam ne tiit jot na ndax réew moo xam ne dañ ne mag ñu baax ñii ñoo fi tëdd saa yu nuy wax di leen damoo te tey boo demoon fukki député yooyu mennum Serigne Bara Dolly képp taxaw opposé pourtant ñoom ñooñu ñëpp de daanaka mën naa wax ne 80% yi dañoo am ay sëriñ seeni sëriñ sàkku benn mbir signé ko ñu rejeté ko kon wane nañ ne amuñu kilifa benn ñaareel bi ñu xamal leen ne lii kat ñuy criminaliser yàlla moo ne nañ ko criminaliser tuddee ñu koy def ay criminel ñu tuddee ne ay criminel ba demee ci suratul Araf suñu borom ba muy wax di ko ñaawlu ba tuddee ko l'immoralité ba mu demee ba ci jeextal aaya ba daf ne fanzur kayfa kaana aqibatul mujrimin xoolal nag ba xam fu may mujjee ak ñoom criminel yi kon voilà Allah subhanahu wa taala moom ak boppam moo criminaliser acte bi yàlla sàkku ne nañ criminaliser yonentu sallallahu alayhi wasallam sàkku ne nañ criminaliser kilifa diine yi signé ne nañ criminaliser association islamique ya tariqa yi yëpp sàkku ne nañ signé criminaliser même ñiñ bokkalul diine muy jàngu bi ak ñi amul benn diine di bois sacré bi signé ne nañ ko criminaliser fukki nit taxaw wala juróom-ñeent ne dañ koy rejeté ku tiitul tiit jot na parce que li ñuy tuddee démocratie amatul foofu respect bi ñu war a jox kilifa amatul foofu respect bi Sénégal xamoon daan ko jox borom bi tabaraka wa taala daan ko jox diina daan ko jox kilif kitub diina wane nañ ne foofu amatu fa yoon mais nag li gën a nekk malheureux te gën a tiitlu mooy dañu jox respect convention internationale yi nu raw ni nu joxee respect convention bi ñu lënkaleeg Allah subhanahu wa taala mooy alquran ak sunna di l'islam ku tiitul lu gën a ñu jàpp ne nag sëriñ si signé wuñu yéen a créé seen i propre signature ndax wax jooju itam wax ju waxu la. sori nag waxu ndax Sénégal benn dénd bu ndaw la ñu ngi wax ne population bi daanaka passé gul ay 18 millions bu ko defee su boobaa bu fekkee am mbooloo jóg nañu wër sëriñ si yëpp yoroon ay caméra comme yi ngeen def xam nga fi mu ne ma yéen a ngi wax ak man nëbbatuwuma de nii lañ waxee ak sëriñ si ñu wax librement signé librement di ay kilifa suñuy caméra jël leen
bi ñuy signé mu ngi koy jël ci seen ndigal lañ jëlee image yooyu photo yooyu vidéo yooyu lépp a ngi ñun kon bu nit taxawee ne loolu ay falaa la sëriñ si signé wuñu dañuy jàpp rek ne yab sëriñ si fa la mën a yem li gën a nekk yab sëriñ si nag mooy ba ngeen ñëwee dañ leen a signé rek avec réserve waaye ba ngeen génnee la ñu téléphoné président de la république xamal ko ne ko ñooñu kon ñëw nañ fi signé nañ leen voilà waaye ànd ñoom loolu moom la ñuy tuddee l'hypocrisie ci l'islam nit ñëw nga wax ak moom dëggal signé mu dem nga jël sa téléphone waxaat ak keneen ne ko signé na waaye ñooy dama leen di foyee rek loolu ku ko askane sa kilifa tuddee nga ko turu naafeq ñun nag jombale nañ sëriñ si yaakaar naa ne sëriñ si gisuñ ci ñooñu doon wax ak ñoom lu ñuy ragal ci ñoom gisuñ ci ñun lu ñuy ragal ci ñun yoruñu pouvoir yoruñu alal yoruñu benn xeetu doole lan lañ ñuy ragalee ba tax ñuy signé ci suñ kanam wëlbati ko waxaat ak keneen naan ko dañ leen doon fuuxal loolu moom yëpp sëriñ si fal ma naan yaa loolu la du ma ci tontu dama naan jàpp naa ne sëriñ si ñoom daañu tontul seen bopp. jërëjëf ñu ngi lay gërëm kàddu gu mujj bi lu muy doon. kàddu gu mujj gi daal mooy maa ngi sàkkuwaat ci sama bopp di ko sàkku nag ci samay mbokki jullit yëpp ci ne jot na sénégalais yi bu ñuy wutati kilifa ñu bàyyi xel ñi ñuy teg kilifteef ci seen loxo nañu wut ay kilifa ñoo xam ne ñoom ñoo bokk pas-pas ñoo bokk ngëm-ngëm ñoo bokk lu ñu bëgg ñoo bokk fu ñu jëm loolu bu amoon yaakaar naa ne lii du am nekk na nag benn gat boo xam ne maanaam dal nañu ci suñ dund bis ni ki tey yaakaar naa ne xam nañu lan mooy njëriñul kilifa boo bokkal pas-pas ak jëmuwaay ko defee nag képp ku ñëwati ci suñ kanam di dagaan suñu kàddu nan xool kii mooy kan ak lan la gëm dafa jot ñuy proposé ñi dagaan suñuy baat ne leen mbaa su ngeen ñëwee suñu bëgg-bëgg ci diina ji da ngeen ci ànd ak ñun nga amuñ lu dul diina te mënuñoo am lu gën diina jot na ñuy wax ak ñoom lii fu ñu ci nangul li nga xam ne moom la suñu diina bëgg ñu ànd ak yow jàppale na teg réew mi ci sa loxo waaye nag jot na sëriñ si yi nga xam ne ñoom dañ ne ñoo représenté mbaax gi ñoo représenté diina ji waaye ñoom itam nag ñu bokk ci ñi nga xam ne fa ñuy waxee dañuy wax fa ñuy dogalee dañuy toog di dogal loolu mooy ab sëriñ ko defee kon jot na loolu ñu dindi ko ci bëti taalibe yi ba yëg ne ak kilifteef dee su ko teg ci mbirum àddunaam kese kooku moom catastrophe bu rëy la moom am na benn xadis boo xam ne wax nañ ko léegi ci sunu xutba yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon ci wax ak ñun xadis bi Abu Hurayra moo ko soloo radiyallahu taala anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ciy wax ne bépp xeetu kilifteef goo xam ne dañ ko teg ci àdduna kese yow ma ko doon tànn nga teg ko ci àdduna kese am na tëkku mu la ci saf yonent bi sallallahu alayhi wasallam àddina ñu déglu ko bu baax nee na salaasatun laa yanzurullahu ilayhim yawmal qiyaama ñett ñi ni ñoo xam ne yàlla du leen xool ëllëg bëtub yërmande benn ba rek laa jël moo tolloog li ñuy wax parce que dañuy tëj daf ne wa rajulun baayaa imaaman laa yubaayi'uhu illa li dunya nga tànn kilifa te fekk tànnee woo ko lenn lu dul adduna képp comme ni ñu koy faral di waxee ne lii adduna la politique la loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku koy tànnee kilifa ci cadre boobu yàlla du la xool bëtub yërmande ëllëg yawmal qiyaama te it du la sellal wala yuzakkihim du leen sellal ci seeni bàkkaar wala hum azaabun aliim mbugal mu méttee leen di xaar kon lii na ko Sénégal yëpp jël kilifa duñ ko tànn ngir àdduna kese moo taxit résultat baa ngi nii bañ tànnee kilifa ngir àdduna kese wan nañ ñu gannaaw seeti ñeneen ñoo xam ne yaakaar nañ ne fa la mbirum àdduna bu ëppee ñu jox leen respect yoo xam ne joxuñ ko suñu kilifaay diina joxuñ ko suñu diina joxuñ ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam joxuñ ko yàlla résultat baa ngi nii. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. jërëjëf jërë ngeen jëf. ñu ngi lay jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Fane Sarr. Yàlla merci jërë ngeen jëf. jërëjëf.